émission à l'affiche tey am mbégte di dalal kenn koo xam ne ci wàllu njàng ak jàngale lay yëngatu nekk secrétaire général CELS originel ñu koy wax Amadou Bamba Ndoye. monsieur Ndoye na nga def. ñu ngi lay ziar ñuy nuyu sunu mbokk internet yëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi sant bu baax si dalal bi ngeen ñu dalal. ñu fas yéene waxtaan ak yow ci loo xamante ni daanaka mooy prétexte émission bi muy ak xiiroo ngaayo bu amoon seen diggante ak secrétaire général bu fi nekkoon mais laata loolu si tey fonction yu bees nan nga gisee tey taxawaayu syndicat yu CELS originel. dinañ sawar trop si tontu question boobu ndax ñun dañoo jàpp ne ñun jiite bi ñuy jiite dañu yore kàddu mbooloo rek. kon li ñuy wax lu nekk dañ koy jëlee ci mbooloo bi li mu tënk kon jiite boobu dafay yomb donc ñun du ñu ay chef kon suñu fonction bu bees buñ ciy wax day yomb parce que ay manager lañu donc ci loolu la ñuy doxee ci la ñuy wax saa suñ tënkee dara rek ñun moom la ñuy doxale kon doonu lu diis doonu lu jafe waaye nag doon lu passionnant loo xamante ne mbégte nga ciy jëlee saa su nekk ndax ñëpp buñ la wóoloo ne jiite ñu loolu defe naa sas gënu koo rëy waaye yal nañ yàlla may ñu àttan ko bañ a confiance bi nit ñi am ci ñun ñu mun ko di ko sàmm saa su nekk. sauf que jiite ay jàngalekat yombul. dañ koy bëre di ko wax ne yombul waaye jiite moom doomu aadama jiite ko rek dafa yombul ndax borom xel boo koy jiite da nga war a am lu bëre loo xam ne da nga koy sàmmanteeg moom mooy ngay sàmmanteeg moom ne moom. si kàddoom ngay wax kon bul wax loo xamante da koy suufeel jàngalekat nag dafa doon koo xamante ne dafa am liberté maanaam dafa am ay sañ-sañam te ba pare da koy défendre kon moom dafay bëgg lépp loo xam ne da nga koy def rek da ngay waxtaan ak moom ba pare soog ko boo ko impliqué rek décision boo xamante ne jël nañ ko moom mu gis ci boppam rek day nangu nga wéyal ko kon loolu defe naa ñi naan jàngalekat yi dafa ñoo jafee jiite rek dañoo xamul jàngalekat yi mais ñun am nañ chance fukki at ak ñett ñu ngi ci syndicalisme kon xam nañ ni ñuy aborder jàngale xam nañ ñuy wax ak ñoom donc jiite boobu defe naa du metti trop ci ñun waaw. liberté boobu tax tey ngeen dem ba ci kanam ci biir CELS originel soppi taxawaay gannaaw bi ngeen nemmeekoon ne gestion bi nga xamante ne moo war ci kaw bopp originel muccul ayib ngeen ngi wax ay malversation financière. wax ne bon ki fi nekkoon di Zoumaro moom nu ko arrangé rek la doon doxalee ndax mën nga ñëwaat ci coow loolu lan moo ko waraloon dëggantaan. waaw ñun ñu ngi tudd syndicat des enseignants libres du Sénégal originel bon donc boo ne syndicat des enseignants nga teg ci libre déjà enseignant comme li wax c'est une personne libre nga teg ci libre bi ça fait dafay wane place bi liberté am ci suñuy action en 2004 2005. fekk ñu nekkoon ci syndicat bu ñuy wax CELS mu am ay coow yu ci jib sunu secrétaire général bi ñu amoon bi mu ñuy wax Omar Wali Zoumaro mu génn foofu ba mu génnee mu wooñu nañu kat dafa am ay doxalin boo xamante ne soppuñu ko ci biir syndicat bi te syndicat bi comme li ñu wax liberté moo fi am te gis nañ ne secrétaire général bi ak ay ñoñam dañ nekk di def li leen neex maanaam ci reclassement yi ci gestion financière beeg yooyu gis nañ ne doxatul dama leen woo pour ñu ànd taxawal syndicat bi nga xamante ne moom la ñuy wax CELS originel di saytu jafe-jafe jàngalekat yi di taxaw ci problème enseignant yi mais teg ko ci dëgg ak transparence ci loolu ñun ñu ñëw fekk si ko bañ ko fekk see ñu ànd ak moom nag 2006 2007 ba léegi donc mu def fukki at ak ñett ñu ànd ak moom ànd boo xam ne ànd loyauté la nag ànd boo xamante ne ànd nawlante la ñu dem ba vacances ren yi ñu dem ba vers le mois de juillet août mu am coow loo xamante ne dafa jib ci digganteem ak trésorier am inspecteur Abdou Aziz Fall kooku ne ko xamatul gestion financière nu mu demee ndax c'est une gestion opaque moom moo koy def. trésorier bi mu ne moom xamatul lu xew ñun ñu ne loolu xel nangu ko kon ñun du ñu déglu waxu trésorier bi duñu déglu tamit waxu secrétaire général bi kese nañu déglu ñaari parti yëpp ñu ne ko wooteel ñu toog waxtaan mu ne moom du woote lu dul instance yi période bi ñu war a rencontré wu si lay ñu ne ko loo gis dafay am convocation extraordinaire
woowal keno bu ñëpp mënut a tase tamit am na ñoo xam mënuñoo ñàkk pour toog waxtaanee mbir mi bon ba mu ne moom lépp lu muy def ci texte la ko teg ñu dem ñun ñu revisiter texte yi ñu xool xam nan la secrétaire général di décaisser xam nan la trésorier di génnee xaalis nan la syndicat bi di fonctionner en termes de finance ñu ne nañu léegi nag gëstu fonds syndicat bi nan la fan la toll ndax moom da doon ne chaque fois état Sénégal viré wul suñuy retenu syndicat c'est-à-dire chaque fin du mois état bi dafa am lu muy jël comp si suñu salaire ñu ñëw signé pour muy comploo suñu salaire di ko jox syndicat bi bañ gëstoo ñu dem trésor gis fa somme bu tolloog presque 700 000 éducation nationale moom somme boo xamante ne jege na ay 400 000 boo boolee loolu moo ëpp 1 million te 1 million yooyu ñun gisuñu ko ci sunu doxalin gisuñu ko ci sunu fonctionnement ñu ne nañ gëstu bi ñuy gëstoo ñu gis ne banque yi nga xamante ne moom la ñu viré sunu xaalis yooyu ñu gis mu def fa un prêt de 7 millions ba un prêt de 6 millions remboursable boo xamante ne bu koy fay da koy fay mu à hauteur de 7 millions 800 000 te loolu amul benn instance bu toog décider ci si loolu nag lii xew yëpp xew ba tey ñu jëlee ko ci bopp syndicat defe naa Zoumarou passé la duñ fi nekk di dellu si waat ci ay mbiram ndax waxtaan na communiqué nañ ci ba ñëpp xam nu mu demee waaye lii moo tax ñu créé CELS originel moom mooy dëgg bu xamante ne nëbbu woon na fañ nekk ñu ñëw créé syndicat bëgg dëgg boobu nag sax réduction des comptes di am transparence am ci gestion bi rétention d'information bañ a am militants yëpp tolloo même niveau d'information bañ demee ba gisatuñu ko jël nañ suñuy responsabilité génnee nañ ko ci bopp syndicat bi te la ca war lépp dinañ ko def. génne ngeen ko ci même contesté na parce que moom jàpp na ne yéen da ngeen dafa am benn genre lobby xaw ma noonu laa koy tuddee ci seen biir boo xamante ni da ngeen bëgg a ñëw rek destituer ko d'une manière boo xamante ni dëppoowul ak benn charte bu nekk boo xam ne ci la syndicat bi tënku. ndax yéen pare ngeen tey pour jël loolu teg ko ci yoon wala nan ngeen ko fas yéene taxaw na ngeen fas yéene taxaw tey ngir xeex moomu la mbir. waaw ñun ba tamit moom nekk tamit ci droit am parce que ba léegi nii yéen waxagu leen exactement lu tax ngeen war ko fay génnee dañ ko jiiñ rek te jiiñ yooyu gisaguñ preuve yi. waaw. xam nga ñun ba ñu soogee génn di wax moom dafa génn ne ay politiciens ñoo nekk ci ginnaaw mu lim ci directeur poste mu lim ci. Marème Faye Sall mu lim ci Kalidou Diallo ba sax bu mu mujjee lim moom mooy président de la République donc ba mu limee ñooñu ñëpp ñun ñu ne dañoo nekk ci contexte campagne électorale ak contexte d'abord préélectoral campagne électorale léegi ñu nekk ci contexte boo xamante ne président war na defar gouvernement ñu ne buñ ko porter plainte jamono jooju dafay naan politique la te luñ seq moom du politique syndicat moo ñu boole ak Omar Waly Zoumarou kóolute moo taxoon ñu jiital ko ñu dem ba ci biir kóolute boobu amatul si section yi ngeen jël ndax buñ ko fàttee mooy CELS ordinaire daanaka moom dafa dem ba rey syndicat bi ndax dafa dem dugg ci mbiru politique bokk ci Front National de Résistance bokk PDS kon moom moo njëkkee ay mbiru politique ba mu fa duggee texte yi mayu ko moom mu jël sunu outil syndical di ko utiliser mun na dem politique moom en tant que Zoumarou mais en tant que secrétaire général waru koo mën a utiliser booy xool bu ñu def da ko utiliser foofu laay ñëw booy xool bu ñuy def référendum bi moom dafa utiliser suñu siège def fa ay oui ak non loolu ay camarades ñëw nañu wax ñu ko booy xool nu mu tudd waaye bu demee front de résistance bu fa demoon day signer Zoumarou grand cadre boobu bu fa duggee CELS originel moo tax mu dugg fa te boo xool suñuy texte dafa ne secrétaire général warul mën a utiliser le nom du syndicat à des fins politiques kon loolu rek taxoon na mu mën a am sanction jóge ci mu def prêt boobu nga xam tegu ko ci benn yoon tegu ko ci benn charte te texte yi li mu wax ne ku def lu mel noonu am na sanction yu méngoog loolu kon ñun bu ñu basé ci loolu dàq bi ñu ko dàq dafa tegu ci yoon. léegi nag am loo xamante ne bu contestation amee yoon mooy départager te yoon boobu comme ni mu la wax dañoo nekkoon ci contexte électoral génn nañ campagne électorale génn nañ lépp parce que bëgguñu ko may tamit buzz bu ñu ko jëloon téye ko instant yooyu dinañ ne lu mu doon opposant moo tax te ñun daraay politique
nekkuñu ci kon léegi jeex na carte gi dina leer suupa dinañ déposer suñu plainte ñu ngi si li ñu war a nekk lépp bu jotee ñun on respecte les Sénégalais mënuñu def tintamarre médiatique wax ak Sénégalais yëpp wax ak jàngalekat yi pare toog ner na teg loolu du respect du jox cër population bi ñuy déglu bi moo tax lañ ca war a def lépp ñun dinañ ko def ci yoon la ca des nag yoon bu ñu joxee dëgg ñu xam ne jox nañ dëgg bu ñu joxul dëgg tamit ñun ñu xam ne peut-être procédure moom mooy tax mais ñun en âme et conscience moom xam na ñu xam donc rien que de façon symbolique ni ma koy waxee on devait s'indigner de façon symbolique ni lii warta nekk et de façon symbolique waroon nañu partager information ak Sénégal yëpp ñu xam du n'importe qui moo war a jiite nit ñi changement boobu nit ñi dañ koy réclamer ba pare mais ci jëfin ba parfois ñu ne lépp loo gis da nga koy sàng sutura lépp loo gis am na loo xam dafa war a feeñ ci kaw am na loo xam dafa war a nekk dañ ko war a def ci suuf kon moom ñun changement boobu nit ñi aspirer ñun ci changement boobu lañ bëgg a dem waaw. waaw mais monsieur Ndoye est-ce que tamit yéen amu leen ci benn part de responsabilité ndaxte Omar Waly Zoumaro def quand même benn at rek ci Sénégal bi mu ngi fi bëgg a yàgg daanaka ñu ngi ko doon gis ci loolu mais yéen su ngeen toogee ba heure bii nii doog a wax ne gestion baaxul est-ce que tamit bon quand je dis yéen amu leen ci part de responsabilité je ne veux pas dire yow personnellement mais est-ce que structure bi nga xamante ne mooy leader syndicat bi ñoom tamit duñ complice en quelque sorte bu fekkee dañoo yàgg teer problème yooyu noonu. non ñu sincèrement ba ñuy dox ak moom ba léegi wax dëgg yàlla njub lañ gis ci moom la ñu njort ci moom nit nag mënoo ko xam à 100% donc ñun li ñu gis moom mooy da doon doxalin bu mucc ayib mais bañ demee ba problème yi am ñu gis ne ñun bañ gëstoo li ñu gis te tellement grave que da ngay naan sax est-ce que kii réellement noonu la meloon ku changer trésorier bu congrès désigné nga dem jël sa président convention des femmes ngeen ànd dem def prêt donc c'est très dangereux nan ngeen ko defee sax ça pose problème kon foofu mun nañ fa gis faux et usage de faux mun nañ fa gis complicité yoo xamante ne peut-être am na militant yoo xamante ne dañ ko dimbali de façon coupable mu mun a def toutes ces malversations financières mbir nag bu amee da nga jël des mesures à la hauteur de la faute ñun on corrige pas Zoumaro mais on corrige les fautes commises par Zoumaro faute bi la ñuy ko faute bi moo am gravité ay nit wóolu la nga jaar seen ginnaaw changer ay këyit defar ay yeneen këyit ñenn ñi nga bundu xataal leen ñu génn syndicat bi parce que xam nañ luy dëgg mais ñun mënuñu xam dëgg boobu noppi am na ñoo xam dañ ne dañu waroon toog raxas affaire yi suñu biir ci bi ñun leen dafa am foo xamante ne lu ëpp day tuuru moo tax ñu jël suñuy responsabilité dafa ñu wane nag ñun suñuy militant on est coupable de rien bu amee ñu am complicité ñooñu ñoo ànd ak moom mais tey ñi ànd ak ñun set wecc lañ def kon loolu dañ koy sante yàlla ñun dañoo set wecc te li ñuy wax dëgg la te suupa justice dina si kii comme lu wax dinañ communiquer ak population bi ñu xam fi ñu toll. tey bi sànq léegi seen bi explication yaa ngi doon wax ne def ngeen benn genre enquête pour mun a vérifier ndax gestion boobu noonu ñu ko doon takkal bu bon boobu ñu ko doon takkal ndax lu am la tey ci yenn charte lañ mën a tënku ci biir syndicat bi pour mën a traduire Zoumaro en justice loolu tamit nit ñi bëgg nañ ko xam. waaw ci ay article képp koo xamante ne yaa ngi syndicat bi xam nga article yi nga xamante ne moom la ñu jël pour mën a dàq Zoumaro ba jëlee article 8 bi rek permettre na ñun ñu convoquer ba pare jël sanction yooyu mais comme que ñun ki ñu ko séqal ku doy waar la bu ñu tasee ak moom ci yoon dinañ évoquer ces articles te ñëpp ñu bokk si ñun communiqué nañu ba xam nañ yar article lañu sukkandiku moom xam na ko ñun xam nañ ko donc population peut-être le moment venu ñun dinañ jël communiqué ci loolu lépp parce que bu fexee ba dugg ci loxo justice rek génn na luñ ci war a wax lépp dinañ ko wax ndax am na ay jéego yuñ teg yoo xamante ne leen lu nekk rek moom signifiel nañ ko kon ñun ñu ngi tegu ci yoon lim ñu may bu ñu paree dinañ ci communiquer question yi nga posé yëpp dinañ ci ñëw lu gën a yaatu ak population mais comme que li ñuy naan booy def dara am na foo xamante ne femme ñoo xam ñoo ca war a am information am na fooy toll aussi am loo xam da nga koy téye pour public bi bés bu wax jotee nga wax leen ko waaw. voilà xam nga boo gisee ma ci insister mooy que ne daanaka
syndicat yu nekk Sénégal yu ci bëri dañoo am problème boobu noonu parce que man jot naa cee waxtaan ak ñenn ñu bëri yoo xamante ci wàllu gëstu souvent dafa mel ni que dañuy jox benn doole ji yëpp dañu koy jox secrétaire général bi quoi moom mooy buum bi est-ce que tey yow sa gis-gis jàppoon ne tey doxalin syndicat war nañ ko changer de telle sorte que ci kaw ñuy dirige ci kaw dootul ko neex secrétaire bi dootul def lu ko neex par exemple. waaw bon ñun suñu jotaay bi ñu amoon. congrès extraordinaire bi ñu woote bi. ñun indi nañu ay coppite yu bëri suñu texte. waaw coppite yi benn coppite bi mën nañ ne mandat bi réduire nañ ko de 5 à 4 ans renouvelable une seule fois congrès sax mënatul changer disposition boobu loolu benn la nga xam nit du fi mën a nekk éternellement. beneen bi moom mooy gestion financière bi am na durée boo xam bu ñu ko toogee ñëpp dañuy ñëw toog ñu xool ñaata militant la ñu am ñaata cekof mooy dugg yan dépense lañ ci def loolu aussi ay jéego yu nu teg la yoo xamante ne section yi aussi ni ñu koy gérer aussi loolu aussi dikk nañ ci waaw bëri na ay changement yoo xamante ne ñun ñu ngi ciy réfléchir comme que lu bees la ñu jot la foog ñu xool nan la ñuy def secrétaire général syndicat yi ngay wax nag ne secrétaire général lu mu neex def naa tendance boobu mi ngi nekk di deñ parce que bu njëkk ba secrétaire général bi buur la lépp lay def mais les gens ont besoin de ce changement dañoo bëgg mbir yi soppeeku moo tax boo xool syndicat yi soppeeku yi mi ngi am du doon lu xam ne lu gaaw la nag parce que syndicat yu bëri ay nit ñoo ñëw créer man damay ñëw créer sama syndicat taille texte yi sur mesure ba nga xamante ne man maa fiy nekk heure bu ma demee ba mu neex ma rek ma woo samay nit ñu changé waat mais tey jii ni xeex bi ñu entamé ñëpp a ci bokk du Bamba rek moo ko jël wala Moussa Sy wala keneen. waaw sax ñëwal doole seen xeex yéen. ci par rapport ak gouvernement bi parce que ñoom comprendre nañ loolu léegi. dafa mel ni que comme neex rek bon bu la neexee ñoo créé benn syndicat ànd ak say ñoom. mel ni daal yow benn da nga koy def pour satisfaire benn besoin personnel wala benn intérêt personnel. waaw loolu état bi nag am na lu mu ñu ci dimbali. ndax élection de représentativité syndicale. dafay tax section bu ne xam dooleem. kon nit ki du mun ne man maay jiite syndicat bi éternellement parce que ce besoin de changement li ma lay wax moom mooy kenn tey jii nii kenn ku ne di nga ne man aspiré naa doon secrétaire général parce que tey ñun li ñu wax moom mooy par rapport au texte bi ñu ko modifié nous avons 3000 membres 3000 membres yi kenn ku nekk war na mën a aspirer doon secrétaire général donc texte yi foog mu may ko waaw kon loolu moom defe naa liy weesu la li ñu weesu la mais li nekk suñu kanam bon du ñu néewal bi fenn la moom mooy division mouvement syndical ñun nous allons travailler à ça ñun dañuy liggéey li ñu bëgg CELS original mooy liggéey dem ba am une confédération des syndicats de l'enseignement ñi nga xamante ne dañuy xàcceendoo di dóorandoo kenn ku nekk nag mën na am autonomie dem di wut ay militants dem di saytu di régler problème militants yi mais loolu du si diir bu ndaw lépp loo gis processus la processus boobu nag ñun bëgg nañ ci ñu bokk si ñu ko enclenché mu doon nag lu sincère parce que ànd bi moom parfois dafay doon des compagnonnages de circonstances mooy tax rek yenn syndicats yi ànd mais nañu ànd pour l'intérêt exclusif des enseignants ñun foofu lañ jëm ak syndicats yi nga xam ne ñooy suñuy nawle nekk fi aussi ñu def tout ba nga xam ne état du dugg si suñuy gestion loolu daal moom mooy ñun suñu vision fi ñu jëm bokk na si suñuy vision daal fi ñu jëm. utilise nga benn terme bu mooy intérêt muy intérêt exclusif des enseignants. Généralement parents d'élèves yi. su ma waxee parents d'élèves yi yéen ci ngeen bokk ñun ci lañ bokk parce que ñëpp am nañ doom yi jàng ci daara bi. n'est-ce pas donc ñooñu li ñuy gis mooy que ne enseignants yi wala syndicats yi d'une manière générale lu ñuy xeex yëpp ci seen bopp lu jëm quoi. mais c'est comme si le bon déroulement de l'école. daara bi yëpp laa ko xaw leen intéressé trop quoi loolu tamit indi na tey xel ci askan wi. yow mi nga xamante yaa jël fonction yu bees yi ci CELS originel bi nan nga gisee noonu ak nan nga fas yéene taxawaaye tamit pour génne loolu ci xalaat ci boppu Sénégalais. waaw ñun syndicalisme constat bi ñu koy def tamit doléance yi loolu la. ñun nag syndicat xeexkat lañu. loolu moom foog ma wax ko si njëlbéen ñun dañuy xeex pour intérêt jàngalekat yi mais intérêt jàngalekat yi boo koy xeex dafa am loo xamante ne boo ko réglé. parce que jàngale ñun li ñu jàpp mooy l'enseignant et l'élève sont les intrants sur lesquels dañoo war a agir pour mën a indi les mutations dans les écoles tey kon lu mu la wax suñu vision génn nañ ñu élection de représentant foofu ma indi ma tooñ tuuti sama ancien secrétaire général moom toute la région de Dakar mi ngi am 196 voix te jox nañ ko oto jox na ko li koy war lépp
munu région 196 man rien que le département de Thiès j'ai eu presque 600 voix donc moo tax man la sànq kii dimbali nañ ñu élection yi pour wane kan mooy kan léegi pour ñëw ci revendication yooyu ngay wax ñun suñuy revendication état moo ñu xaw a moo ñuy divertir parfois parents yi gis ne li ñuy wax lépp c'est-à-dire enseignant bi la mais boo parler si tu parles de formation diplômante dina laal enseignant mais dafay capacité waale dafay capacité enseignant mais dafay agir ci ndongo bi donc enseignant war nañ ko former war nañ former tamit parents yi parce que loolu loo xam dafay des la mais loolu rôlu parent bi la mu xam lan mooy droit am ci biir école bi pour revenir ñun CELS-O li ñu bëgg c'est suñuy vision ci la bokk avoir des projets stratégiques d'école nga xam te ñun directeur dañu leen ciy capacité ba nga xam ne école bi dafay am un projet stratégique boo xamante ne par rapport à l'environnement ñun on se dit que xale bi da nga koy jàngal école dafa war a mën a méngoog lañ koy wax kër ga école bi bu dee xale bi dafa am poubelle dafa sànni mbalit mu dem këram amu fa poubelle donc transfert bi du am donc ñun si projet yooyu ñuy dem dañoo bëgg def tout ba capaciter les parents ba nga xamante ne parent bi moom la xale bi di jàng école dana ko mën def transfert bi ca kër ga loolu si suñuy projet la ba bokk na suñuy projet nan la ñuy dimbalee aussi les associations des parents d'élèves ba nga xamante ne le fonds vert mondial pour l'environnement il y a des sommes des sommes qui sont là-bas di nelaw Sénégal war si ñu bëri xamuñu ko ñun tey jii si suñuy volet de formation ñu ngi ciy réfléchir loolu aussi dafay dugg ci école bi dañoo bëgg a def syndicalisme autrement revendiquer certes moom mooy essence su syndicalisme mais aussi participer à l'épanouissement de l'outil de travail suñu outil de travail mooy école sans école ñun existé wuñu. am na sujet yoo xamante ne lié na ak syndicalisme te daf ma xaw a ñor tuuti politique ak syndicalisme nan nga ko jàngee parce que tey dañoo nemmee ko secrétaire général yu bëri dafa mel ni que dañuy topp syndicat ba à un moment donné ñu bàppee ko dugg ci politique bi. noonu nga jàngatee loolu. syndicalisme dafa am nag des limites objectives donc loolu nit war na ko ñun war nañ ko intégrer. di nga am foo toll ci syndicalisme politique mooy mën a régler yenn problème yi mais waruñoo mën a utiliser syndicat bi nga xam te ne ki ko bokk mi ngi ci pouvoir ñeneen ñi ñu ngi ci opposition ñeneen ñu ngi société civile bien que syndicat daf bokk société civile nga jël outil boobu nga ne dam cay xeex comme Zoumarou lu mu doon def dañ ne dee secrétaire général bu libre bu nekk sa texte bu la ko terewul ñun suñuy texte sax dolli nañ ko ci lu moo fàtte woon le secrétaire général ne doit appartenir à aucune structure politique nga xamante ne yow tey jii nii syndicalisme ngay def point bu sa mandat jeexee nag nga xam te amoon naa benn limite boo xam ne peut-être atteindre ma ko woon ci ba may syndicalité gis naa ne jàngalekat yi nga dugg ci parti yi posé ko te nag mënuñoo tamit bañ a travailler ak parti politique yi man dama ne mën nañ bañ a impliquer syndicats yi dans l'action politique mais war nañ mën a indi suñu contribution parce que kii jiite war na mën a xam jàngalekat yi lu ñu soxla ci moom naroon nañ ko tenter mais dafa am sunu camarade yu ne duñ la jiiñ dëmm fekk la ngay seeñoo yox liir ci élection yi ñun bëggoon nañu inviter les 5 qui étaient pressentis à la présidence de la République ñu bëggoon ñu kii inviter leen kenn ku nekk wax ñu lan la nam ma defal éducation ñun aussi ñu ne lan la ñuy xaar mais comme que dañu nekk période conflit nit ñi ne loolu boo ko defee nit ñi duñu comprendre peut-être day wane ne da ngay am image koo bëgg jaay bon ñu prudent ci loolu mais loolu ñun occulté wuñu ko woo un parti ne ko lan nga nam ma ci ñun bu ñu paree ba xam. loolu monsieur Ndoye dafa xaw a daaneel yenn syndicats yu fi nekkoon. parce que secrétaire général yooyu seen implication de trop ci politique bi dafa taxoon ñañ doon àndal sa gëmatul yoon ba syndicat yooyu daanaka dafa mujjee naxasaay. est-ce que tamit loolu du indi benn risque boo xamante ni dina néewal doole yéen seen taxawaay par rapport bu ngeen bëggee revendiquer benn affaire ci gouvernement. non loolu laa la man la waruñoo mën a impliqué wu ci politique. di par exemple politiciens yi woote marche wala président bëgg a def benn affaire nga ñëw nga ne dama koy soutenir loolu moom xel xalaatu ko mais tamit ñun dañoo war a mën a defar ay document parce que ay intellectuel lañ nag dem ne président de la république lii wala defar document ne opposition lii ku ci dem ba yor nguur bi war nga ne lii moom mooy mbébétu jàngalekat yi ci système éducatif bi parce que ñun dañoo war a doon ay concepteurs waruñu doon des consommateurs kese te lu ñu yàqal mooy ñu dañuy consommer rek
waxuma ñu impliqué wu muyee la mayoo dem di wut ay militants ak yooyu déedéet loolu moom ñun xalaatuñu ko mais tam buñ ñu woowee dans des réflexions yoo xamante ne dafay tax jàngale bi ñoŋ wax dëgg yàlla nit ku nekk nag sa la nga nekk da ngaa bëgg gis ci yokkute waaw dinañu répondre favorablement mais nag tout en ayant des limites parce que limites yooyu da nga koy xam parce que ñi nga jiite dafa doon benn groupe bu hétéroclite boo xamante ne ku nekk ngi ci mais nga respecté sensibilité kenn ku nekk. leer na te am na solo tamit mais beneen question bi nga xamante ni yitteel na ma gouvernement bu Sénégal ci jamono yi weesu rek jël na benn dogal tàggat sax juróomi téeméeri doomu aadama yoo xam ne ay volontaires lañ leen duppee pour que ñu dem ci daara yu ndaw yi. def ay enquête xool doxalinu njàng mi ndax mu ngi aw yoon wala déet. mesure boobu nu ngeen ko jàngatee yéen waa SAEMS. bon ñun dañuy lu si bëri gouvernement bi dafay jël ay mesures yoo xamante ne du am une implication des acteurs parce que ji nga décision booy jël dafa doon une décision communautaire. enseignement c'est l'affaire de la communauté li nga boo jël say mesures dem Dakar jóge Dakar yónnee nit ñi dinañ la wax mais est-ce que impact social bi nga bëgg impact communautaire bi nga bëgg di nga ko am ñun foofu la ñuy wax. lu ñu mënti jël ci mesure peut-être ñoom jugé nañ ne c'est nécessaire mais nañ impliqué acteurs yi ba nga xamante ne kenn ku ne da nga koy def sama yëf sama moomeel boobu moo des ci éducation parent bi day toog di seetaan ne en école bi lii ki état toog di injecté kii enseignant bi parfois du gis boppam ci programme bi ñuy def pour preuve ñun temps yi def nañ une formation sur le système d'information et de management du ministère de l'éducation nationale ñun impliqué wuñ ñu mais dañoo gis ne peut-être que outil bi bañ ko analyser ñun gis nañu am na pertinence mais yu ñu possibilité ñun ñu discuter ak ñoom si lan ndax dafa am yeneen outils yu fi nekkoon yoo xam ñu ngi ko doon def est-ce que ñun évaluer nañu ensemble ñun acteurs yi ba xam yan mooy limitu outils yooyu ñu yore woon ba nga xamante ne limite yooyu bu ñuy créé waat beneen outil d'information et de management dina permettre ñun suñu crainte ak suñuy aspiration yu ñu bëgg mu feeñ ci loolu donc des mesures unilatérales baaxul ministre de l'éducation sëñ Mbaye Thiam gis nañ ne peut-être am na ay réformes yu muy def yoo xam parfois dafay am pertinence boo amee analyse objective dafay am pertinence mais dafay doon loo xamante ne ñoom rek ñoo koy décider acteurs yi duñ leen impliqué kon loolu dafay mën. yéen seen prérogative mayu leen tey ngeen bind leen pour wan leen ne yéen ba ngeen bokk ci décision yooyu ñu tëj ngir rek ñoŋal njàng mi njàng. mais xanaa bon xam nga tamit lu ko lay wax ñun équipe bu bees lañ. dañ koy wax ni di ko wax tout le temps nii rek mais est-ce que tamit véritablement yéen def ngeen jéego ci wàllu. waaw boo xool ñun novembre boo xool lañ novembre 24 novembre mën nañ ne décembre lañ commencé. waaw am na loo xam comme li mu lay wax il faut carte gi leer ñun ak Zoumarou dafa carte gi dafa war a leer. ba pare li ñuy wax yëpp c'est des vœux yoo xamante ne c'est des intentions yu ñu am pour système bi bu leeree ba pare ku ñu war a bind dinañ la bind ñun aussi bëgguñu mettre les autorités mal à l'aise tey jii ñu recevoir ñu te fekk conflit dafa am Zoumarou bu dee day xët bëgg wane ne moom la ñun dañ la tekk bëgg yoon wane kan la ba mu leer nañ suñu diggante ak moom li ñuy wax ni yëpp ñun dinañ ko mandargaal ci ay jëf parce que yàlla du fay jëf du fay wax bàyyi jëf ñun dañoo bëgg syndicalisme d'action. ponk bi nga xamante ni tamit bu am solo la Sénégal yi yëpp def nañ benn constat que ne année scolaire bi ba mu commencé ba léegi wax dëgg yàlla amul benn perturbation majeure bu ñu constaté loolu lan lay tekki ci yow par rapport ak càkkutéef yi nga xamante ni doon ngeen ko faral di émettre ci au niveau du gouvernement te amagul woon satisfaction. xam nga atum ren dafa coïncider ak at boo xam ne atu électoral bu coow li bëree dëgg dee réer moo tax je pense que syndicats yi nga xamante ni ñoo seq njàngale bi am nañu intelligence su noppi bien que problème yaa ngi fi mais nag il faut reconnaître que ne ay pas ñu ngi nekk def bien mais des na. ok waaw ci loolu état bi ñun ñu ngi koy xaar ci ay décisions yu fortes président de la république ñu ngi koy xaar ci ay décisions yu fortes maanaam boo xoolee système indemnitaire dafa ne woon dina woote au mois d'avril pour ñu waxtaan ci nouveau système de rémunération des agents de la fonction publique loolu ñu ngi koy xaar mu bañ see yéex ndax daf ñuy permettre ñu dépasser yenn questions yi question boobu nañ ko évacuer ñu koy wax leneen tamit loo xamante ne bu bëggee jàmm ji wéy continuer mooy ñun dañu bëgg mu def un plan boo xamante ne man dama koy tuddee plan Marshall plan boo xamante ne dafay jël xaalis injecté ko ñu fay rappelu jàngalekat yépp mu jóge mu féete boor
beneen bi ma koy woo ci wàllu lenteur administrative tey bu changé ministre fonction publique lenteur yi day demeurer parce que textes yi ñoo defee noonu 2 possibilités moo am mooy bu ko changé li fi des ci këyit te turu Mariama Sarr nekk ci mu signé lépp avant mu fiy jóge. d'accord yu bees bi mu def ci turu ki bees ku ñuy nommé parce que moom moo am prérogative tànn ku ko neex. mel na ni kon loolu ngeen gën a xaar ci gouvernement bu bees bi. waaw ñu ngi xaar ci moom lu bëri mais ñett yooyu dafay mën a apaiser parce que jàngalekat yi aussi dañuy xaar lu bëri ci loolu. xam naa temps bi dañ ko dul may. pour ñu xuus. waaye ñett yooyu daal bu ci taxawee. daañu dimbali trop sax. voilà mbokki internet yi fii la émission bi mën a yem ñu ngi xaabaabal sax waaye ñu ngi am mbégte tamit ci waxtaan bi nga xamante ne seqoon nañ ko ak. Amadou Bamba Ndoye nekk secrétaire général bu bees bu CELS sa kaddu gu mujj lan la. bu CELS originel. waaw waaw kon sunu kaddu yu mujj. dañuy ñaaxaat rek ñi àndal ci syndicat bi. ne bureau bu bees bii taxaw dafa doon bureau boo xam dafa war a nekk exclusivement ci service su jàngalekat yi. procédure yu ñu nekk tamit ñoo ngi si ñun bëgguñu am ñaari CELS o benn CELS o lañ bëgg moo tax ñuy woo ñi nga xamante ne ba léegi ils sont réticents ànd ak Zoumaro te comprendre ñu kuy Zoumaro ñu ressaisir te ñëw dans la grande famille parce que ici li dal yenn syndicat yi bëgguñu mu dal ñu un syndicat moo am CELS o uni autour de notre équipe kon képp koo xamante ne mi ngi jéem leneen na xam ne c'est peine perdue ndax li ñu am ci Zoumaro moom bu doon amuñu ko porté na plainte yàgg na kon ñuy woo jàngalekat yi ñu ñëw jàppale CELS o te xamante ne syndicat bi c'est le syndicat de l'avenir c'est le syndicat qui va régler avec les autres le problème des enseignants ñuy sant ñëpp di profito ci daaneel bi di jaale waa Thiès département yëpp dañoo perdre benn collègue le chauffeur de l'IEF Mamadou Sow ñu koy jaale yàlla na yàlla xare ko àjjana te bàyyi ñu fi lu yàgg wasalaam. jërëjëf ñu ngi lay dox di mbokki internet yi beneen jotaay ci à l'affiche ici Live Thiès.